nuyu nañ leen yéen mbokk yi am mbégte ak bànneex di jàkkaarloo yéen ci seen télévision Dakaractu TV ci seen numéro entretien bi ñuy am plaisir di dalal ki nga xamante ni tey jii bu ñu ko doon présenté ci wàllu làmb waxaat rek lay doon waaye kenn umpalewul li nga xamante ni moom moo di jéego yu am solo yi nga xamante ni mu ngi koy def ci li nga xamante ni moom moo di arène nationale bi. président Doudou Diécko El Hadj Doudou Diécko sax laay wax ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci Dakaractu. Assane mon ami ñu ngi lay nuyu di la fay di nuyu waa Dakaractu di nuyu Dakaractu gépp koo xam ne ni tey yaa ngi seetaan émission bi ak auditeurs yeeg yëpp di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam di nuyu mbokk amateuru làmb yi di nuyu sénégalais yëpp di ñaanal ñi nekk hôpital yàlla suñu borom wéral leen. ñi génn àdduna aussi yàlla xaaral leen àjjana ñu nekk ci prison yi nga xam ne ay amateur lañu dañuy bëgg làmb chaque jour yàlla leen yàlla jëlee foofu delloo leen seeni mbokk. yow yaay le président des amateurs du Sénégal. moment bi ñuy defee waxtaan bi mu des ay weer yu néew rek ñu daal di tëj li nga xamante ni moom moo di saison bi bu dul sax benn weer boo doon def benn bilan ci li nga xam ne moo di saison bi nga xam ne moom la ñuy jeexal lan ngay wax. waaw saison bi saison bu am solo la boo xoolee combat yu bëri am na fi. boo xoolee même avant ñuy dem koor làmb da doon am sax jour yëpp ba mu les ajjuma parce que ajjuma kilifa diine yi ñoo ñaan parce que des fois nga gis kuy dem xadar juma wala daal bés la boo xam ne bés bu màgg la parce que ñëpp xam ne ajjuma mooy bés bi gën a moo gën si bés yi. ñu ñaan daal pour ñu bañ a bëri ajjuma. moo tax mais yeneen jour yëpp làmb am na ba keroog bu ñu nee suba la ñuy woor nit ñi ngi combat ngi am ça veut dire que année bi année bu am solo la si làmb année la boo xam ne combat yi bëri nañu te mus fi am. donc année la boo xam ne daal bu dëgg yàlla amateurs yi li ñuy wax naan bu doon ndox la ñu ne màndi nañu. maratuñu donc loolu am na si solo. El Hadj Doudou Diécko turam dafa dem sax ba jeex si làmb ñu koy jaawale boo tuddee làmb rek xel yi dañuy dem ci yow. doonoon nga fi président. génn ñëwaat mu amoon coow yoo xamante ni am na ci lan moo waraloon loolu nga génn ñëwaat ba xëccoo am si ay baat di jub. waaw xam nga ñun utuñu woon pour ñëwaat. parce que tey nit ki damay faral di wax ne nit foo nekk boo fa liggéey dara jaratul nga fay yàgg foo nekk aussi dafa am loo xam dafa am loo indi woon keneen mën na ñëw def lu ëpp yow li nga def yàlla dogal bi ma bàyyee ñu am président. ñu toogaat ba nga xam ne président bi mandaam jeex na defaguñu ay élection waaye ñu dénk ma intérim bi bu ñu ma ko dénkee aussi amateurs yi ma bëgg a bàyyi ñu ne ma ñun daal bu ñu sañoon nga dimbali ñu yoraatal ñu parce que ñun yow lañ bëgg ah boo waaye tamit ma bañ mais terewul nit ki tamit dafa am loo xam yaa ko moom am loo xam ne say mbokk ko moom am na yoo xam say xarita ko moom bu ñu ma ñaanee aussi ma ne waaw léegi nañ ànd ñun ñëpp liggéey mais foo gis Sénégal dëkk bi moo mel noonu foo gis dina am nit ku ne la man bugguma man damay ñëw pour footeek yow te li am solo mooy kaay ñu wooteel la moo gën a yomb wooteel leen ma comme que man lañ ne ma kaay ñu wooteel la moo tax campagne ma amul lu ma siy wax damaa ñëw ñu wooteel ma parce que ñoom ñoo ma soxla. mais est-ce que coow bi jaroon na ko ak Doudou Diécko grandeur bi nga xamante ni am na ci est-ce que waroon na dem tey jii ba xëccoo bi tolloo nag foofu ak ki nga xamante ni moom moo doonoon sa rival en quelque sorte. waaw xam nga xëccoo loolu sax dafa baax. àdduna bu yóbboo ñëpp ne yow la il faut mu am kenn ku la contre c'est important. absolument parce que foofu aussi moom it day seet dooleem day seet moom it moom am na capacité wala am na lu ma doon mais parce que aussi. affaire bi noonu la mais bi may xamee nag aussi moom tam gagné nañ ko ah dafa war a am honnêteté nangu félicité ñu ànd bokk ndey bokk baay liggéey. mais fekkee toujours yaa ngi bañ aussi loolu aussi baaxul si démocratie. adduna bi foo gis rek nit élection dafa baax si ay nit. parce que dañuy xam tànn bi askan bi ñoo la tànn ñi nga séqal ñoo la tànn loolu dafa am solo. moo tax élection yooyu du élection yoo xam ne gisuma sam bopp mais dama si kontaan. parce que loolu laa bëggoon. pour ñu xam ne man amateur yi ma woo. mais utuma amateur yi. alors lamb demoon na ba toll fi nga xamante ni ci Sénégal demoon nañ sax ba gis sponsor yi retiré wu génn si. askan bi ñëpp di ŋàññi li nga xam ne moo di violence yi nga xam ne moom la ñu gis si lamb yi ñaaree bu combat jeexee. ñu dem ba nga xamante ni yooyu presque tey jii mu ngi suñu gannaaw ban rôle ngeen ci joué yéen en tant que. waaw rôle bi ñu ci joué dafa am ay xale yu ñuy wax
groupe baax xam ne ñoom c'est des supporters et des fans club ñooñ ku si nekk écrit bu nekk am nga fa ñeenti nit yu bokk si association bi ñu accompagner leen parce que bu njëkk daan nga dégg xale bu ñuy wax ñaa non violence mu ngoon si fépp très actif même waaw voilà kooku man bi ma fi nekkee dama naan ko jàppale si ay moyens parce que la mu doon def dafa am solo yàlla dogal nag xale yooyu bu ñu ñëwee ñu nekk seen gannaaw di leen jàppale moo tax tey violence bi amatul parce que ñoom liggéey nañ fi liggéey bu am solo d'ailleurs sax combat bi am nii fan yi Lac de Guiers ak ki nga xam ne mooy Modou Lo ñoom nan lañ dem stade Demba Diop am luñ fa def loo xam ne dinañ génnee xeer yëpp fépp foo xam ne xeer a nga fa defaral ba nga xam ne tey kenn du am xeer boo sànni gën a waxtaan xale yi ba nga xam ne violence bi du am ak tamit ñi dëkk entour stade bi ba nga xam ne dañ leen sécuriser gendarme yi ñooy nekk si biti dañ leen gën a sécuriser nga xam ne kenn dugg kër jàmbur wala fekk nit di jaay nga jël alalam loolu yëpp aussi ñu ngi koy veillé nga xam ne chaque dimanche làmb di nga dem ñibbi si jàmm booy dugg yi di nga jóge sa kër ñëw si jàmm ñibbi si jàmm mais kon est-ce que yéen ñu toogal amateur yi nekk ci association bi am na lëkkaloo boo xam ne mu ngi am ci yéen ci diggante seen yéen ak CNG bi wala promoteur yi nga xamante ni ñooy tëggal promoteur dañuy waxtaan ak ñoom même tey làmb Pape Abdou Fall bi noonu lay def ñu ngi waxtaan amul dara lu ñu ump si moom ñu ngi communiquer dañuy waxtaan xool rek lépp loo xam ne ni tey làmb ji dina réussir ñu def ko parce que amateurs yi làmb lañ bëgg te làmb bu réussir rek ñoom ñooy kontaan promoteur bi aussi vraiment bu jëlee ay moyens def ko yow war nga jàppale promoteur ba moyens yooyu génn ba mu am si leneen ba ëllëgee mu ñëwaat donc moo tax ñun amateur du ñaan billet day ba for a dagg billet bu amee ay xarit ànd ak ñoom dem làmb ja seetaan làmb mu jeex nga ñibbi amateur du taxawaal si bunt du ñaan promoteur billet du ñàkkal boppam. amateur mën tamit mën na ñàkk lu mu jënd. non même bu ñàkkee lu mu jënd ñun am nañ solidarité boo xam ne. tout à fait. ñun suñu biir. bu marché neexul mun nañ la daggal billet nga. jàppalante daal jàppalante la parce que amateur. dañoo bokk ndey bokk bàyyi. kii uude la. kii mu nga village artisanal. kii tailleur la. kii commerçant la. kii marchand ambulant la. kii docteur la. kii mécanicien la. ñooñu ñooy amateur ñi kii commissaire de police la kii juge la kii procureur la fépp foo dem y a des amateurs donc kon nag ñoom ñëpp tey dañuy jàppalante ñun des fois dañuy dem fenn nit xamee même bitim réew da ngay wàcc si avion dem di dox fenn benn Sénégalais gis la ne la président man dama la da nga ma neex yow vraiment amateur la defal la teraanga boo xam ne xamoo woon ne di nga daje ak moom donc moo tax ñun ñëpp benn lañu il faut ñuy jàppalante loolu nag moo am si amateur yi moo tax àdduna nag tey day neex suba mu naqari. tout à fait ñun tey am na amateur yoo xam ne. seen liggéey doxatul mais ñun bureau bi mooy di daggal billet. absolument ñu dem làmb parce que làmb mooy seen passion. tout à fait moom li ñu bëgg mënuñu toog seen kër mënuñu xool télé. parce que làmb amateur dëgg-dëgg du toog télé franchement il préfère dem làmb. mais amoon na jamono juñ tolloon toog sa kër seetaan télé moo gënoon a wóor dem stade di seetaan làmb tamit. waaw mais boobu aussi même ña nga gis ñu naan la damaa toog sama kër yëpp. vraiment amul lu leen neex. des fois da ngay gis kuy bëgg a toog këram ba si yàgg rek mu jéem ne man maa ngi def. parce que làmb dañ koy dund ci stade bi. voilà dañ koy dund si stade ambiance bi ak toogaay bi ngay toog. werante bi. xam nga bàkku yi am na ñoo xam ne amateur yoo xam ne dañuy jënd xar dimanche nga ñëw seen kër ngeen añ ba pare sañ seen dem làmb ja. am na ñoo xam ne tey bu ñu daanee sa mbër ma daan ñu ne suba nga invité sa gars yi reer. ñu reer sa kër bu ëllëgee ki ñu daan. amateur am daan na carrément dàmp la jënd mbubu may la wala jënd xaalis may la ne la yow dóor yi ma la dóor dafa mais est-ce que yéen association bi yéen a ngi liggéey ci loolu ci seen perspective ngir fédérer ñi nga xamante ni ñoom ñooy bokk làmb nekk ci écurie yi wala écurie yi wane ne ñëpp benn lañu. non si ñun loolu mooy tax a jóg man bi ma ñëwee. loolu laa indi dama indi même promoteur yi. bu ñuy jënd dara dem si amateur bi jënd ko. ngir suqali. ngir suqali ko parce que ñun ay clients lañu. donc promoteur bi tey mën na bëgg benn 16 ñu dem salle de vente amateur bu ngay jaay mu jënd 16 am mën na bëgg a jënd bant ñu dem si benn amateur mu jaay ko bant mën na bëgg a jënd lekk par exemple ñu def ko tey gis nga làmbu Pape Abdou Fall bi ki ko sponsorisé mais amateur làmb la day dagg billet chaque jour di seetaan làmb
te bëggul toog analyse du toog ay loge présidentielle te yàgg na seetaan lamb kenn xamu ko day dagg biyam toog di seetaan lamb maa ngi moom lañ naan denn di seetaan lamb tey am na société am mu ngi koy investir si lamb di ko jàppale lamb te bari na. c'est vrai que aussi gis nañ télé yu bëri yi nga xamante ni dugg nañ di def ay direct ba gis nañ ci ay télé yoo xamante ni tey créé nañ ay agence événementielle yoo xamante ni dañuy tëgg ay lamb di créer lamb ba fi nga toog fii Dakaractu sax ñu ngi ci projet boobu noonu par exemple tey yéen amateurs yi lan ngeen di wax ñi nga xamante ni ñu ngi leen di tàllal loxo ñu mel ni Dakaractu. non Dakaractu man daf ma mës a neex parce que xam nga Sénégal yi da ngay créer. donc boo créé dara jël ay xale ñëpp ñëw di si ut seen wërsëg réew mi waxuma la réew mi rek réew mi dala war a jàppale parce que tey ku dugg fii tey xam ne coomo nekku fi. y a des investisseurs. investir ngeen fii lu bëree bëri. absolument. pour rek bégal képp kuy sénégalais. kay ku dem moon bitim réew dugg benn studio fekk fa lii vraiment da nga naan lii sama réew laa ko yéene. estement nag boo ñëwee sa réew fekk ko fi kon ñun dañ la war a jàppale. arène bi fu mu toll sax. arène bi léegi mu pare barki démb ñun dem nañ fa. def fa benn débat vraiment arène bi franchement parler li si des pareetul. ñoom sax bindoon nañu jours yi nga xam ne ñu ngi si mun na jeex. donc je pense que ne arène bi avancé na ñun sonnoon nañu trop si arène nationale parce que président Abdoulaye Wade moo defoon maquette bi. tout à fait. boo ñëwoon présidence boo ñëwee da ngay gis maquette bi. Daouda Faye pardon Daouda Faye moo doon ministre des sports à l'époque moom si boobu moo ñëwoon architecte bi wax ñu plan yi bon après ñoom kayita ñëw ku ñëw daal wax rek ba yàlla dogal benn bés ñu ne dañuy def teg première pierre man dama ne daw ma parce que ay naxaate la jour boobu daw ma ba ñoom ba tey yàlla dogal Abdoulaye Wade jóge na fi Macky bu mu fi ñëwee benn bés Mbagnick Ndiaye moo nekkoon ministre des sports ne ma sama candidat li mu waxoon dama ko bëgg a def ma ne ko lu sa candidat waxoon mu ne mooy arène nationale bi dina ko tabax léegi dama lay woo nga ñëw sama bureau ñu waxtaan nga xool boobu aussi ma rafetlu ko ba ma xamee ne lii nag du ay caaxaan dama si dem ba jeex. tout à fait. donc yàlla dogal Mbagnick Ndiaye dem Matar Ba aussi ñëw moom it jaar fi Mbagnick jaaroon ne moom suñu candidat moo ko waxoon dañ koy def dem ba teg première pierre ba xaalis bi ñëw ba lépp ñëw ba ñu commencé liggéey bi ñun nag amul lu félicité Matar Ba ak président de la République parce que ñun arène bi vraiment daw nañ si ba sonn man nag du ma gis koo xam ne da nga daan taxaw di critiquer arène bi di wax arène bi xaalis dafa bareek lii baaxul si réew mi ma dem di la voter du ma ko def. yow intérêt lamb moo la ñor. waaw man intérêt lamb moo ma ñor tey du ma gis liggéeyu Macky Sall mu defal ñu sport bi lu am solo barki dem drapeau chef de l'État ngi ne xaalis ba ñu jox CNG mosu ko am donc tey defal nañu loo xam mosuñu ko am. Abdoulaye bu mu fi ñëwee defal ñu lu ñu musul am dama ànd ak moom. kon nag Macky bu ñu defalee lu ñu musul am it damay ànd ak moom. jàppale ko donc defal nañu lu ñu musul am ñun làmb lañ gëm. ku ñu jàppale si làmb ñuy jàppale la ku ñu jàppale si làmb duñu la jàppale. donc tey loolu tey mu def si làmb ci ñun candidat bi muy Amadou Ba nga xam ne tey ministre de finance la am na moom it lu mu mébé pour sport bi. barki démb ñëpp xam nañ ne statut parcelle bi yàgg na kenn defar ko. Amadou Ba jóg na ànd ak ministre des sports pour ñu defar ko am na terrain waagu ñaay bi ñëpp xam nañ ne yàgg na. bëgg nañ tribune mënuñu ko am ñu Amadou Ba am na ay partenaires ak ministre des sports dinañ fa def dinañ tabax stade bi joueurs yi anciens internationaux yi nga xam ne ak anciens gloires yi nga xam ne amuñu dara war nañ leen jàppale Amadou pare na pour jàppale leen donc bari na loo xam ne ñoom programmé nañ ko pour sport pour développement sport. gërëm leen sant leen mu doon président El Hadji Doudou Diagne Diecko ma fàttali ne moom lañ doon dalal comme ni ma ko waxee léegi ñu leen jox rendez-vous prochainement ak keneen d'ici là restez fidèles scotchés également au programme de Dakaractu TV.